waaw asalaamaaleykum yéen ñi baaxoo di suivre Baol Média Production TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ñëwaat àndaat ak suñu beneen gan mu nekk monsieur Biteye ñu naan ko Babacar Biteye dëkk fii nga xamante ni mooy Ndangalma mais nekk inspection d'académie bu Bambey tey nag ñu ñëw seet si ko pour ñu waxtaan ginnaaw ndogal li nga xamante ni son excellence monsieur Macky Sall jël na ko muy le président de la République de tous les Sénégalais ne day ubbiwaat école yi le 2 juin tey nag ñu seet si ko en tant qu'inspecteur tey war see laayante biir ak moom ginnaaw bi ñu ko joxee rek mu nuyu bokki internet yi su ko defee ñu daal di tàmbali liggéey bi. monsieur asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu jërëjëf suñu Ablaye ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax comme noonu ko waxee rek dafay baax bala ñuy dugg ci waxtaan bi ñu présenté wu d'abord man maa ngi tudd Mbaye Biteye nekk inspecteur à l'IEF de Bambey IEF nag bu ñu ko waxee mooy inspection de l'éducation et de la formation. mooy structure départementale bi nga xam ne moo ngànk njàngale mi fii ci département Bambey bi yépp nga xam ne nag sax am nañ fa kilifa goo xam ne moo koy jiite moo koy saytu ñu koy wax monsieur Sidibé donc ñun dañ fa nekk comme collaborateur am wala adjoint donc nekk fa aussi ak samay morom xawoon nañu fa amat au moins huit inspecteurs ba 9 kenn ki nekk inspecteur en langue arabe. kon maa ngi dëkk fii si Ndangalma aussi ñu ngi nuyu nag mbokk yi ñi nga xam ne ñoo ñu suivre yépp ak ñi nga xam ne ñooy maison d'édition bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di ko doxal di balu ñëpp àq ci weeru koor bi tey baal ñëpp àq tey ñaan yàlla suñu borom mu eggale ko si jàmm te nangul nu ko. waaw jërëjëf si Abdoulaye foofu itam vraiment xanaa di sant yàlla rek di am aussi njàqare. comme ni ko ñëpp di amee rek ndax pandémie bi boo gisee ni mu tàmbalee ak ni muy évoluer dafay indi ay laaj yu baree ak ku jaaxle ndax boo gisee tàmbale ba daanaka cas yi bariwul woon mu woon sax 20 bi ñu ci tëj école yi cas yi defe naa eggul woon 20 parce que boobu am na Touba sax lu départ parce que man avant ñu tëj école yi jot naa information comme quoi Touba école ba nga xam ne samay xale dañu faa ne gis nañu ne am na xale boo xam ne cas ba amoon Touba kër googu fa la jóge foofu la tëj bi départ Mbacké ginnaaw bi nag lañ ko généraliser parce que aussi dañu ne qualité équité transparence mënoo jël ay élèves tëj yi école bàyyi ñee waaw programme yi nga xam ne moom nga njàngale mi tey ci loolu lay dox dañuy dox di saytu lu mel ni qualité njàng mi nan la ñuy def ba mucc ayib nan la ñuy def ba maam lépp tege ci aw yoon du am benn njuuj njaaj waaye naka la ñuy def aussi ba ñëpp yem waaw donc muy programme bu yaatu boo xam ne nii ay ati at la donc nga gis ne boobaak léegi malgré mesures yi président de la république jël yépp ak doole gi ñu ko doole laat ba mu mën a gën a gouverner gën a mën a saytu nit ñi gën leen a maîtriser pour dire que affaire bi lu sérieux la mais aussi nit ñi boo ko jàngatee dafay mel ni am na lu bari luñ ci dese ñoom itam ndax bu fekkoon ne ni ko état dicté nit ñi yar nañ seen bopp xam fi ñu teg seen tànk ànd ak discipline kon lu baree bari doon nañ ci mucc. est-ce que foofu tey jii amul manque de communication est-ce que ñoom ñi jàllale message bi noonu la war a jàlle est-ce que dama yaakaar ne communication bi dafa des parce que nit ñi tamit bu fekkee da ngay xëy chaque jour rek naan leen nangam na am tamit. te au moins il fallait sax nga jël par exemple benn malade boo xamante ni au moins nga wane ko nga caché visage am sax nga wane ko mu wax situation am naan day tax nit ñi tamit bàyyi si xel mais buñ xëyee taxaw ne nangam nan am tamit ñii ñëwaat taxaw ne man de yóbbu nañ ma dara dalu ma ñu téema ko naan est-ce que tamit du loolu moo nekk si boppu nit ñi ba ñoom feebar bi ni ñu ko war a gëmee tellement gëmewuñ ko noonu. waaw loolu mën nañ ko yaakaar sax ndax booy jàngat aussi situation bi da ngay dem ba yàlla ci te pose des questions ndax nit ñi ci boppam. am na ñoo ba fii may wax ak yow bu muy ne feebar bi am na malgré que ñu wax ay milliers et des milliers de morts en Europe et quelque part en Afrique ay des centaines mais nit ñi ba léegi taxul ñu am conviction ne feebar bi am na mooy li ma wax léegi ne am na côté manque de discipline mais am na aussi côté fanatique ndax da ngay gis ñenn ñoo xam ne nii dañuy dem ba ni ñuy wax da ngay xam si ñi ay fanatique lañu mais waxeetuñu sax seen xel ak seen xalaat. il est vrai que aussi communication bi mën nañ jàpp ne doyul mais man mënuma cautionner loolu xam nga lu tax dama gis ne wax dëgg yàlla médias yi dafa bari rajo yi bari journaux yi bari source d'information yi bari na
donc kenn kuy fekkee yaa ngi jël say information fi nga ko war a jëlee di déglu nit ñi wala ngay xalaat lu baree bari ndax itam nag bu dee les mesures d'hygiène yi defe naa yaatu na muy li ngay def say loxo muy raxasu bi muy masque bi muy mais masque boobu sax da ngay dem ba marché bii tey da ngay dem ñu ne la ak booy voyager mais kii voyager day fàttali li ñu ko waxal masque bi bàyyi na ko ginnaaw wala mu dem ci marché bi nga gis ko mu def bopp kanam ak kese comme si ñoom loolu contrainte la ci ñoom alors que seen kaaraange la nit nag bu fekkee dañu ne aussi lii dafa xew ci lii ci musli da ngay jël sa métuwaay ndax loo mën a doon ak koo mën a doon rek bu fekkee nañu lii day lore te moytu woo ko mën na am nga dal ca lor ja dal la bu ñu nee day jariñ ak te awoo ci yoon ngay aw pour war a aw pour jariñu ci doo ci jariñu suñu benn mag da koy wax mu suñu bay jaxate day wax naan ku xamu yiw te jëfu ko xam nga lu tax mu laaxu ko waaye ku xamu ay te daw ko xam nga lu tax mu mucc ca kon loolu nga wax itam mën naa ko d'accord parce que booy seetlu dafay mel ni ñuy tiital nit ñi ak tiitale la ndax tey day nangam testé nañ 1000 personnes 800 100 nangam am nañu doomu jàngoro bi ñi am na tant de cas communautaire wax am na tant de décès tant de kii yooyu baax na nit ñi di ko jot dafa mel ni bu ñu ko jot dañuy gën a xam ne kon mbir mi sérieux na war nañu leen a am fu mu leen yóbbu ñoom itam mais loolu aussi doyul nit moom buñ ko xamalee li mu war a xam lépp ba mu xam ko mën na am aw doxinam gën a rafet aw taxawaayam gën a jekk donc foofu itam du doy daal communication mënta doy. waaw xam naa foofu rek laay taxaw daal di dem nag fi nga xamante ni mooy njàng mi ndax gis nañ ne état daf ne woon bi affaire bi amee ne woon na le 6 avril la ñuy jàngi malheureusement mënuñu woon a delluwaat ci école yi mu jàppaat fi le 4 mai mu génnaat par la suite daan na léegi le 2 bi xaj na du mën a tee nekk ñëpp ne tamit ñu ci ëpp daan ne moom de mën nañ ne Macron lay diglu moo koy dicté ak yooyu moo tax tey mu génnaat daan na le 2 juin est-ce que le 2 juin boobu tey en tant que inspecteur yéen jàpp ngeen ne le 2 juin boobu noonu élèves yi nga xam ne ñoo nekk classe d'examen war na noo mën a dellu ci école ci classe yi wala déet. waaw foofu tam sëñ Ablaye laaj bu am solo la ndax booy xool dans l'histoire du Sénégal et du système éducatif ci wàllu njàng ak njàngale guléet lu mel ni am man fekkewuma sax la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale sax 39-45 fekkewuma ko jàng naa ko nag ci histoire mais yaakaaruma ne mbir yi eggal na foofu avec la peste aussi muy feebar bi ñuy wax njàmbal nga xam ne ci information yi ñu jot a am wax nañ ne daloon na 21 millions de personnes en 26 semaines dans le monde nga xam ne fii Sénégal ci histoire rek bari na lu ñu ci jàng sax ci diggante nit ci siñ bi doon taxawee ak nit ñi ni mu leen doon def mais defe na activité ci biir situation mel nii te booy xool c'est un peu général réew moo dem arrêté nañ njàng ma confiné tëj nañ nit ñi moo tax ñu bay def nouvel ordre mondial nga xam ne kon mbir la bu sérieux comme ni ma ko doon waxee léegi njàng mi itam li ci am c'est regrettable kenn bëgg ko ndax tey yow sa rakka nga ca sama dooma nga ca kenn mbokkam keneen na nga ca doomi réew mi rek la mais nag jàmm da ëpp solo lépp bala nga naan bala ngay naam bàyyi da nga fay ne bala ngay tal am njàng da ngay wér da ngay am jàmm donc moo tax xëy na kilifa yi jël dogal boobu mu doon lu metti itam nag parce que boobaak léegi ñu sax ñu xalaat année blanche ñi xalaat année invalide mais presque l'année mën nañ on peut encore sauver l'année parce que jàng nañu au moins 2 trimestres soit un semestre ñenn ñi jot nañu def seen premier semestre ba ñii jot nañu ay bulletins ñi jotaguñ ko bu dee le primaire am ñu composé def 2 compositions yi am na ñoo xam bi ñuy waajal loolu am donc am na ay matuwaay yu ñu mën a évaluer élèves yi waaw ñun nag suñu niveau d'exécution lañ mën a waxee waaw mais am na loo xam ne suñuy kilifa ñooñu tiim ñoo koy sañ ñooy jël les grandes décisions muy le chef de l'État muy le ministre de l'éducation nationale le ministre de la formation professionnelle n'est-ce pas ak yeneen ministères yi nga xam ne le ministre de l'enseignement supérieur ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo leen tafu ci ñoom ci wàllu jàng am na loo xam ñoo ci mën décider ñun ay niveau opérationnel la ñu ne maanaam dañoo ne ci suuf xëy na nag am na ñu bari ñu tiim ndax ñooy saytu l'enseignement préscolaire élémentaire jusqu'au moyen waaw inspecteurs yi ne ca ak dañuy wax inspection de l'éducation et de la formation mooy IEF inspection de l'académie nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy saytu toute la région ñooy nànk lycée yi
dégg nga enseignement professionnel aussi et technique ci ñun la bokk nga dem nag li ñuy wax direction de l'enseignement élémentaire ñoom ñoo ngànk njàngale mi ci côté boobu di commander toutes les IA ak yooyu voilà donc chaîne la mais ñun fi ñu ci toll li ñu ci xam mooy chef de l'État joxe na ndigal leen dañuy tàmbali njàng mi ministère bu ne yaa ngi ciy def ay études pour xool loolu naka lay amee ñun invité woon nañu ci fii ci rajo wax nañu ci suñuy xalaat xëy na tam am nañu ay kilifa waaye man sama xalaat ak bopp mooy man fi ne pare naa pour dellu ci école bi te it defe naa ne ñu ngi ci dynamique gu dellu ci école yi dynamique mooy lan matuwaay yi ñu war a jël ni ñu war a structurer les écoles yi ni ñu war a organiser élèves yi ak ni ñu war a cibler élèves yi nga xam ne ñooy dellu ak bu ñu delloo ban matuwaay la ñuy jël ci ñoom ba ñu mën a dugg ci ba fi ñuy déparé seen kër ba bu ñu dugg ci biir kër daara ji ak enseignants yi déjà ma ci suba woo nañ ma ko sama kilifa woo na ma par son secrétaire général laaj ma sama matricule de solde laaj ma sama grade laaj ma sama adresse ba mu pare mu ne pour le ramassage donc le transport donc dafay mel ni man damay xëy toog rek oto gaara ci man ne ma waajal ñu dem man sax laaj naa ko benn question comme quoi donc man dama doon def navette xëy dem Bambey wàcc ñibbisi loolu man damay xaar kon damay dem Bambey toog benn place ma ji déplacé éviter le déplacement am chaque jour oto bi may jël yóbbu ma avec les mesures de sécurité qu'il faut wàcc waat ma sama kër avec les mêmes mesures. waaw foofu si matuwaay. par exemple comme ni nga expliqué si enseignants yi. wala si inspecteurs yi. tey am na nu leen di ramasser ñoom ñu mën a dem fan ni liggéeyee. mais si biir élèves yi nga xam ne ñoo def examen. tey ñu jël exemple fi nga xamante ni mooy ndàngal ma. am na élèves yoo xam ne ñi ngi duggee Réfane. ñii ñi ngi jógee Daadak ñii ñi ngi jógee Lambaye est-ce que tey ñoom mesures yooyu ñuy def mën nañ koo def si élèves yi nga xam ne ñoo nekk en classe d'examen. waaw loolu nag ay projection rek moo ciy am muy ay xalaat ak nu ñuy def inculquer leen ay habitudes ak ay comportements yi tax ñoom ñu mën a mucc ndax fi mel nii wax nañu ko keroog ci rajo bi élèves CM2 di xale tàmm fond lëngaloo jàdd fee dox fee bu génnee dem récréation dem di jënd dara lu mu lekk fa mu koy jënde daanaa ngeen ci benn école génn gis jaaykat yi moom defal leen leçon de morale leçon d'hygiène wax dal leen ñaax xamal leen que njaay mii kiy jaay dañu ko war a xool ba xam wér na ba xam amul jàngoro ndax ay xale ngeen di jaay njaay mi itam qualité bi mat nay xool ndax xale bi jënd xam lu baax ak lu mon li mu bëgg rek lay jënd kon yéen leen mën a dimbali seen njaboot lañu donc yow li nga laaj dafay laaj bu am solo parce que tey xale yooyu tey muy xale bi doon mag li ma gëm jëmm sax mën na ñàkk am ndimbal ba du xam ne muy comporté woo rawatina xale bi xamul danger bi muy dox élèves CM2 yi nag la ñu wax élèves troisième yi élèves terminale yi ñoom ñooy dellu ci daara yi ak ñi nga xam ne aussi dañu nekk ci les écoles franco-arabes ñooñu itam war nekk en situation d'examen ak les la formation technique et professionnelle ñooñu itam dañuy dellu ci daara yi kon dina am benn agglomération buy dem boo xam ne ay mbooloo lay doon aussi ay contingent waaw fa nga ñëwee itam mbooloo nga fay dajale mais foofu itam defe naa ñoom ni ñu ko waxee jël nañ matuwaay ndax enseignants yi am nañu dañuy cibler enseignants yi dellu ci école yi ndax comme les cours intermédiaires muy les classes de 6e 4e et cetera muy niveau moyen niveau secondaire niveau élémentaire préscolaire waxaale wuñu ko ñooñu ñëpp kenn du bokk waaw et classe d'examen rek la ñu wax bu ñu demee dañu leen tasaare déggu naa ci benn organisation déjà boo xam ne lire naa ko sama journaux yi 20 élèves par classe la ñuy wax bon dañu leen tasaare dañ jël matuwaay yi nga xam ne aussi dañuy distancier ñoom ñëpp ba pare itam dañuy am masque wax nañ ne sax dañu leen jox ko ne au moins 3 masques yoo xam ne dañ ko xel di renouveler dañ leen jox aussi kii détergent yi nga xam ne ci la ñuy mën a raxasoo alcool beeg yooyu yëpp ba nga xam ne daañu mën a mucc mais dina am lu am solo boo xam ne mooy li nga wax la communication il faut qu'on communique avec les élèves et les parents daañu wax ak parents yi xam ne fa la ñuy déparé ñu wax yan matuwaay la ñu war a jël bala seen élèves yi génn kër ga di ñëw parce que tey man sama doom mi ngi Kaffrine 3e lay def nan lay def bu jógee Kaffrine ñëw fu muy jaar ku koy indi xam nga loolu tam élèves yi mobilité élèves yi neexul gérer. parce que boo xoolee élèves yu bëri bi ñu jëlee fête dañoo profité ñii dellu Dakar ñii dellu am na ñoo xam ne nekkuñu seen dëkk. jërëjëf dañoo voyagé comme ni nga jëlee exemple fii nii. voilà nga xam ne wala moom nekkul fii liggéey Kaffrine. tey mu war a ñëw defi examen tey si yan condition la war a di déparé foofu. très bien te en même temps tamit enseignants yi wala muy professeur yi
waaw te yaakaar naa dana ñëw durée de confinement bi 15 jours la war a diire. tey boo xoolee tey la 15. bu si 15 doole waatee muy 30 mai. léegi le 2 nga war a jaay kon 2 jours moo war a dox si intervalle bi. nga yaakaar ne kon waruñu woon a commencé test yi tey nga xamante dinañ toogaat 2 jours ku mën a jëm jàngale ji mën a jàngale ji parce que mënuñu ne kii moo ko am wala kii amu ko. te yaakaar naa ne projet yu jóge si localité yi nekk. tey boo xoolee ndàngal la. am na projet yoo xam ne ñu jóge Dakar. te Dakar moom nañ ne mooy centre pandémie bi tey développé. am na ñu war a jóge Diourbel ñu bëgg a jël. est-ce que ñoom dinañ ko ku la maanaam ni ñu koy waxee rek comme si wàllum séddaleen dund bi. ndax bi ñu ko waxee ba léegi yàgg na. te yaakaar ñu bëri jotagul seen wàll. kon mën nañ ne 15% yi sax demagul. tey ñu bëgg koo defaat ci njàng mi est-ce que tey ñoom. pare nañ pour matériel man foofu laa. waaw très bien sëñ Ablaye. parenthèse bi ndaw lancer un cri de cœur par rapport ak les vivres là ñuy wax parce que Ablaye vraiment côté boobu moom question yi bari na man nag je respecte toujours mes gouvernants mu ñi ñu gouverner mais ni ñu doxale dund bi moom y a de quoi s'inquiéter de quoi se plaindre benn dund bi confiné nañ ñi presque 2 mois nit ñi amuñu ay moyens sonn nañu trop ay góor rek moo fi ne nag ñu gëm yàlla gëm yonent bi gëm sang yu baax yi fi ne wàkkeelu ci yàlla mais kon ay yox dina bari ndax joxuñu kenn dara maire yi liñ doon joxe c'est insignifiant booy xool bu dee suñu maire bi jàmbaar la pourtant parce que 1000 sacs la joxe 50 tonnes mais ay 11 kilos lañ ci am par personne xam nga loolu mënulul ni dara ñaari kër goo dugg ñi bi toggee ñetti fan wala ñeenti fan mu jeex am na ñoo xam sax dañu ko far maye parce que bu ñu la ko joxee am ku ne ca wet wala ku ñëw di gànn soxla ko da nga koy jox léegi yooyu yëpp ay problème la te xaalis boobu ñu jënd ceeb bi ak transport bi ñu wax 6 milliards laak chauffeurs yi am ñëw nañ porté en bénévole pour transporter ko yooyu yëpp boobu xaalis 6 milliards rek pour une population qui dépasse un peu 10 millions d'habitants gëj nañ ci statistique gëj nañ def statistique yi mais daanaka biñ ci bu xam foofu la tolloon te bari nañu fi ba dee la population active boo ko doon jël mënta romb 10 millions donc bu ñu ko demee par maison sax wala par carré ay montant d'argent comme Côte d'Ivoire def ce serait mieux mais xel la jëriñoo mais boo jëlee ceeb boobu Ablaye transport bi ak manutention bi muy yenu bi ñu koy yenu di ko aj ci oto bi ak di ko wàcc ay ponkal di ko def muy ay tonnes ak déplacement yi locaux yi ñu wër pour dugal ko fa ak ñi koy jëliwaat ñu jëli ko Diourbel indi ko Bambey jëli ko Bambey indi ko ci vers les communes jëli ko ci commune jubbu ko vers les mais ça c'est mbir yoo xam ne dafa metti jaru ko woon te pas fii nu koy waxee mu amuñu daf échec am na parce que jusque là gisuñu ceeb musuma gis kenn ku ne am na ceeb ci suba woote naa Dakar ñu ne ginnaaw raay gañ doon tàmbalee muy localité pilote ba nga xam ne fa lañu koy tàmbalee pour expérimenter ko coow laa fa ne gaañ ba ñu bloqué affaire bi donc pour dire que foofu dafa am problème métti ba fa am day ça fait peur nag ndax fekkee da nga diggee loolu ci askan wi te loolu moo gën a métti ndax bala ngay talal liggéey wala ngay jaamu yàlla ngay lekk dañu laaj Sëriñ Tuubaa yonent bi dañu mooy gën ngi mu def mun dog na ñu ne ko ndax xam nga lu ko gën mu ne waaw ndax diine l'islam lay jaam te kenn ko la ngay jaamu moo la gën ñu ne ko ndax xam nga lu gën diine l'islam mu ne waaw ñu ne ko lu gën mooy lekk ak naan ndax ku lekkut dootu la jaamu yàlla naanoo dootu la jaamu yàlla ñu ko ndax xam nga gën lekk ak naan mën a xam naa ko ñu ne ko loolu mooy jàmm ndax ko amul jàmm dootu la lekk dootu la naan lii ngeen ñëw def si tey may toll te bu jàmm amutoon duñu ko tal doo am foo jaar du ma am fu ma taxaw ba koy wax ñu ne ko ndax xam nga lu gën jàmm mu ne xaw ma ko ci àdduna ji ñu ne xaw ma ko àllaaxira yéen jëm donc nit ki da nga war a am sa dignité ak sa ngor pour doog a mën a soobu ci yenn yi donc bu fekkee confiné nit ñi te leen war a may jàmm ak dal ak dal ak xel ak dal ak xol ba mën a gore dara niwu ca vraiment ça pose problème ba fii ñu koy waxee ceeb bi yàlla bu mu ñor ci fañ ko teg waaw. ñu wàccee kàddu yi rek mooy est-ce que ñoom tamit bi ñuy jël décision yi ñu jël xam naa foofu la ñuy tëjee sax sóoraale nañ tamit perturbation yi nga xam ne amoon na si école bi parce que toog nañ presque 2 mois yoo xamante ni defuñu cours wala defuñu lundi ba lundi la ñuy dem école tey nga sóoraale 2 mois yooyu nga perte ak presque 3 mois yi muy presque 5 mois si 9 mois est-ce que ñoom tamit rendre nañ si compte parce que boo xoolee ni ñuy waxee yëpp day mel ni ñoom grève bi intéressé wu leen woon kon ñoom dañ ko see génne ñoom jàpp nañ ne loolu validé nañ ko te ba fii may waxee par exemple am na ñu naan 30% des programmes la nit ñi def ñi naan matu 30% ñi naan 25% la est-ce que ñoom rendre nañ si compte avant ñu jël décision yi ñuy jël. waaw xam nga bala ñuy tontu foofu la ñuy eggale laaj bu njëkk ba tuuti rek parce que da nga waxoon affaire test yi
bu fekkee ne soppeeku amul lañu di 18 au 28 la ñuy tester enseignants yi jël mesure yi ñu war a jël ci ñoom envoyé leen école yi déplacement ba itam bref rek maanaam nañ koy doxale mooy commandement territorial muy gouverneur day jël ay matuwaayam préfet jël ay matuwaayam sous-préfet jël ay matuwaayam foofee la jàngalekat yi daje inspection yëpp jox nañu ay instructions fi mu ne nii pour ñu xool yan jàngalekat la ñu kii ak naka la ñuy organiser seen inspection ak naka yan la ñuy kii def seen ay propositions loola nag ci lañu sukkandiku ñoom ciblé nañu enseignants yi parce que wax naa léegi man ciblé nañu ma déjà ñooñu lañ leen di jëlee maanaam testé leen mën leen yóbbu ci école yi élèves itam am na inquiétude mu posé léegi muy seen ay mouvement ci déplacement ak itam ci ndaje mi loolu itam dañu leen testé dafa am loo xam ne c'est trop technique ça ne relève pas de mon domaine muy affaire u test bi bu ñu la testé 14 jours yi nga war a toog ba xam nangam mais man li ma jàpp te yaakaar ko mooy dafa bu ñu nee test am na machine ñu la xam ne bu ñu la ko dëppee daa ñu xam doomu jàngoro mi ngi ci waaj wala déet boo gisee nag ñu naan 14 jours day fekk ko xam cas suspect la nga xam ne am na kuñ af tawal ji jàpp nga dëkk ak kooka wala ngeen frotté ñu war laa confiner 14 jours ba xam dina feeñ ci yoom déet du xaw a bokk ki nga xam ne xamuñ fa mu jógee jàngoro ji amu fu wala amu ko moom ñu war ko testé rek pour ndax man gis naa sooy dugg ci hôpitaux yi léegi ñu am machine mu la dëpp waaw thermoflash lañ koy xawma voilà bu ñu la ko dëppee bu fekkee ne mat nañu bàyyi la nga jàll bu matul nag ñu téye la seet nañu la def donc foofu côté boobu aussi defe naa gouvernement bi dina ci jël matuwaay ak masque yaak yëpp moom mesure d'accompagnement yooyu moom du rek ndax fii rek bi dee suñu commune bi keroog bi affaire bi amee def émission ci rajo bi monsieur le ministre Mor Ngom jël na kaa ne lépp lu ci war ci matuwaay moom rek sax dina ko def waxuma gouvernement la muy def mais moom rek dana assurer loolu maire bu nekk aussi boo taxawee ci loolu ak comme les collectivités locales defe naa ne mesure d'accompagnement yi dina gën a matale mais boo jëlee la question bi nga wax nag aussi c'est une question encore pertinente parce que il est vrai que nag grève nañ mais grève bi tel foofu nga ko yóbbu eggu fa nag ndax ay fan la yoo xam ne nañu ko def ay débrayage ay grève totale et cetera comme ni nga ko xamee tey doontal ñëpp parce que ñun suñu candidats yi gis nañ ci presque les 2 tiers des candidats ndax ñoom daawuñu grève dañu toog di xaar ñu la fay fekk am ñi nga xam ne nekk ñu candidat te opté pour la grève ñoom dañu doon grève mais man je parle en connaissance de cause depuis école bi démarré parce que dafa am lu ñuy concept bi ubbi tey jàng tey dañuy léegi école day teel a ubbi day teel a démarré xëy na nag am nañu ay contraintes ndax les abris provisoires ak yeneen contraintes yi nga xam ne day xat ci jotaay pour ñu nim ko dana tax ñaari démarrage bi xaw a tar ci yenn localité mais booy xool Sénégal amaan nañ beneen rigueur ci wàllu école boo xam ne buñ démarré rek amatul taxaw ak taxawaalu dañuy départ dem donc 6 mois yi ñu jot a def vraiment foofu moom perte bi bariwu fi marqué qu'il y ait quand même des moments de grève am na ci mais li ci am solo daal mooy boo jàngatee mois bi njëkk a tëj école yi sax dañoo anticiper ci fête Pâques war na am 18 jours mu jël benn semaine jiitoo ko Pâques yi tegaat parce que foofu perte amu fi bu ñu reprendre rek on aurait parti de plus belle mais ñu jokkaat ci benn weer donc booy xool benn weer lañ ñàkk gun ak ay fan yu néew bon mais nag problème bi dëgg-dëgg wax goo ko laajee ko est-ce que reprise bi dana effective parce que syndicats yi ñu ngi wax syndicats yi seen i wax aussi dañu bëgg seen ay éléments muy les fonctionnaires que nous sommes ñu jël leen ni ñu leen war a jëlee au sérieux ci wàllu matuwaay ci war yépp ba mettre leen en sécurité mais parents d'élèves aussi am na ay association ñoom it seen i doom ñooy dem ci école yi te am na ay risques parce que qu'est-ce qui va on ne le souhaite pas li ñuy ñaan mooy lépp dem ci jàmm mais bu ñu doxalee 5 jours ak élèves yooyu une semaine daanu xam mbir mi naka lay demee kon foofu itam parents yi am nañ seen ay garde-fou ñu ngi taxaw am na ñoo xam ne des autorités des bonnes volontés ñu ngi ci réew mi ñoom it ñu ngi ciy wax seen kàddu pour dire que questionnement bi mi ngi wéy di dem ñu ngi yaakaar tam gouvernement bi mi ngi gën di préciser les modalités dem gi nan lay demee les stratégies yan matuwaay lay jël pour dem gi mën a am dégg nga les moyens d'accompagnement lan mooy accompagner dem googu comme ni ñu ko wax ci jàkka yi ay comité de gestion yoo xam ne ñooy gérer jàkka yi ba matuwaay yi ñu bëgg ak conditions yi mën a réunir donc loolu lépp mi ngi ci ñu ngi koy wax ci kii bi donc nañu déglu ba fii ak le 2 ba xam nañu déglu fii ak le 2 ba xam mais
dafay am loo xam ne Ablaye mënee su koo bàyyi noonu parce que mënuñu tëj école à jamais doomu jàngoro bi ne ci réew mi di yokk saa su ne ñu toog croiser les bras kenn liggéeyatul kenn dematul xam nga Macky Sall booy xool ki def nañu fi kilifa nag am nañu ko tuddee dellu ginnaaw am nañu ko tuddee yox yi am nañu ko tuddee je m'excuse du terme mais man ni ma ko jàpp mooy yëfu kilifa la def parce que confiné nañu lu kenn mësut a xam amuñu culture bi mu mitti lool nit ñi sonn lool di jàmbat ba am ñu bëgg di fippu sax dinañ ubbi suñuy jàkka bis sàngam nañ def nangam marché bi duñ ci ubbi des na def nangam mu ne nag ak njaboot laa yor te seen kaaraange moo gën a lépp waaye nag aussi genn wàllu musiba moo gën musiba dal di yolomal buum ji ba tey sax maa ngi lire ci sama journal bi ñuy wax naan ñu ngi seet une bonne nouvelle pour ceux qui veulent aller passer la Corée chez eux pour war ne kon léegi xëy na transport bi sa déplacement yi du ñàkk ñu def ci ay dérogation. le ministre du transport. mi ngi naan képp ku bëgg a Korité da ngay wut autorisation de déplacement. voilà autorisation boo ko amee dinañ la bàyyi nga déplacé. waaw mais fañ koy amee aussi ak nañ koy amee ak organisation ba ca war aussi da ciy baax. waaw xam nga bu fekkee ne dañuy tere rassemblement. bëgg ne dañoo bëgg a wutal ñiy dem autorisation est-ce que ñëpp duñ xëy bëgg faa daje pour am autorisation. dina métti dina xëy ak itam dem ga moom daal war nañoo xool matuwaay yu wér yoo xam ne nit ñi nañ mën a déplacé wu du am ay contingent ba pare tam fañ koy wuti tam mu bañ a jafe lool. accessible loolu moom dana ci baax. donc le président de la République a été trop responsable hein yolomal na mbir yi ci fànn yépp nit ñi xaw a jëlaat toute activité seen xel xaw a dalaat loolu tam stratégie bu baax la njàng mi it loolu la ci def mais nag ñi ngi ciy xalaate nit ñi xalaate ak jaaxle ak point d'interrogation lan mooy xew ëllëg nan la ñuy demee naka lay demee est-ce que wóor na est-ce que wóor mais attendons de voir. waaw xam naa foofu rek lan lay joxe nga tàggatoo ndax yaakaar naa ne moom mbir bi ñëpp a ko gisandoo kon mu nekkoon monsieur Biteye Mbaye Biteye nekk inspecteur fii si diwaanu Bambey tey ñu seet si woon ko suñu émission tey xam naa dañ koy jox rek mu daal di joxe kàddu gu mujj ndax yaakaar naa ne problème mu njàng mi moom problème la buy posé wu fii ban commencé sax mën naa ne ba une semaine après xam naa si la ñuy doog di xam situation bi fi muy mujjee kon dañ koy jox rek mu daal di joxe kàddoom gu mujj. waaw jërëjëf suñu Abdoulaye xanaa di leen sant rek di leen gërëm te di leen ñaanal aussi parce que lii aussi lu am solo la ambition la contribution la aussi ci kenn ku ne wet ga nga féete pour doxal réew mi ak dugal sa loxo ci réew mi te am réew noonu rek lay doxee kenn ku ne day am côté boobu féete di ca doxal di lancer aussi un appel aux parents aux acteurs éducatifs n'est-ce pas aux autorités kenn ku ci nekk la la war ak fa nga war taxaw na nga fa taxaw am nañ ci yaakaar aussi parce que c'est des responsables te mbir mi xew suñu mbiram boppa ba noppi itam suñuy njaboot ak bopp ci la xew ndax ñoo yor njaboot gi ñooy jàngalekat yi ñooy inspecteurs yi ñooy autorités yi donc li am solo daal mooy nañu fexe jël précaution yépp ba matuwaay yépp yi tax mbir mi buñ ko tàmbalee mu mën a dem te mu bañ am benn faille parce que Sénégal aussi boobu problème nañu am dañuy wax mbir ba pare na mu war a demee ay retard fii manque de rigueur bon yooyu baaxul parents yi aussi nañu wax ak ñoom nañu leen sensibiliser nañu sensibiliser les acteurs éducatifs élèves yi nañu leen sensibiliser am na ay leçons yooyu daan jàngal ci daara yi yoo xam ne daf leen di jàngal civisme citoyenneté patriotisme yooyu yëpp ak les règles d'hygiène yooyu yëpp buñ te doxee ñoom daañu xam ne ñu nekk ci biir école ba ci biir classe ba ak bu ñu ñibbi loolu moom moo war a doon les premières leçons yi nga war a dirul ak élève moo xam élève bu mënti doon muy les règles d'adaptation yooyu la ñu war a jàngal d'abord ba ñu habitué yi ñu doog a def ci ñoom xam-xam yi ñuy xaar ci ñoom defe naa foofu bu fekkee ne loolu matale na parents yi aussi xam ni ñu nekkee ak élèves yi ni ñu leen di accompagner ñun ñëpp ñu sooboodoo daal ragal naa ne jàmm na am ndax benn mag mu baax monsieur Abdoulaye dafay wax ne mbooloo mu ne lañu seq mooy seen àddina ban ci mën a jariñu mbete ñu ko takkee ñu say moo tax ñu mën cee jariñu mën cee jariñee mu jey joxe misaal ne matt mi ni yu bari ci àll boo ko faree ba mu doon ab jóor tant que takkuloo ko ba mu doon mel ne say doo ko mën a yéen mu andi wu ci ban koo jariñoo lu ko mooy rek genn ak matt sax du agsi ci kër gi ba nga koy mën a jariñoo loolu système loolu expliqué te mooy lëkkaloo gi ñu war a lëkkaloo di xàccandoo di dóorandoo loolu moom bu yàmmee yërmande yàlla mën na cee tàbbi ndax yàlla ci ànd bu rafet rek ci lay sotti yërmande kon nag yal na yàlla dimbali nu di ñaan suñu borom encore une fois yal na fiir jàngoro ji jóge ci àdduna bi yépp yal na ko suñu borom raxas ba mu set yal na yàlla defal nu ak mat
ak te musal nu aar nu teg ñu ci yoon woo xam ne daañu mën a sàmmonteeg charte yi ba bu ci ba mën a mucc ci kàttan nag suñu borom yàlla nag mooy musle yàlla na nu musal te musal leen musal njaboot gi askan wi ak àdduna bi yëpp barkeb borom Tuubaa barkeb suñu bay jaxate barkeb mag ñëpp ñu ngi siyaare bu baax asalaamaaleykum. waaw jërëjëf comme nañ leen ko digtaloon rek tey ñi ngi woon fii si diwaanu Ndangalma di leen jox rendez-vous si beneen émission ak suñu beneen gan tey nag ñi ngi woon fii si Ndangalma comme niñ leen ko waxee rek seet si woon monsieur Mbaye Bitèye mu nekk inspecteur fii ngi si diwaanu Bambey waaye dëkk fi nga xamante ni mooy Ndangalma kon gars yi dañ leen ko wax yéen ñi baaxoo di suivre Baol Média Production TV ñi ngi ñëwaat ak beneen ganu bis si yeneen anam yu méngowaat ak jamono.